bëccëgu jàmm ak salaam ñoo nga Bakary Samb nag mooy directeur Tombouctou Institut di yëngu ci mbirum xalaat mbirum think tank fii tubaab bi di xalaatee créer seen groupe de réflexion moom tamit daf ko créer ci Afrique di yëngu sous région bi ci Bamako un peu partout xam am na ay tension Bakary Samb Hissène Habré nekkoon président fale ca Tchad ba fa bi fa defee coup d'état mu jógee fa daw ñëw Sénégal làqu fi ba nekkaat sénégalais toog fi bi fi toogee nag moom benn daal ay pression yu bëri am ci mbirum justice ba chambre africaine extraordinaire jugé ko tëj ko giiru dundam juróomi at bu ñu ko tëjee Hissène Habré génn àdduna Covid moo ko rey loolu d'abord ban jàngat lañ ko mun def ci mbirum géopolitique. waaw jërëjëf Alsaan ci dalal bi di sant bu baax seen groupe bi nga xam ni wax dëgg yàlla lépp lu jëm ci expertise africaine ci question yoo xam ni dafa aju ci suñu kaaraange wala mu aju suñu avenir Afrique dañ koy jël à cœur ba pare def li ñu tuddee valorisation des expertises endogènes maanaam li nga xam ne moo fi nekk ci wàllu gëstu ci xam-xam ngeen fësal ko jox ko gëddam bi mu war a am comme ni ñu ko waxee fii nga xam ni la réewu tubaab yi toll ci wàllu xalaat lu jëm seen ëllëg ñu nit foofu la ñu war a toll ndax yaakaar naa ni Afrique am na expertise boobu yéen tamit yéen a koy fësal bu baax. dëgg la gis nga Sénégal yàgg na dalal ay président dafa mel ni sax président yu bëri fi la ñuy ñëw pour jeexal seen dund daanaka dafa mel ni président bu kii rek fi la jëm si dale ko ci Ahmed Ahidjo bu Cameroun gis ngeen ATT nekkoon na fi gis nga voilà ni Hissène Habré aussi avant moom donc loolu dafa nekk loo xam ni xëy na ci tradition sénégalaise la bokk mais nag Hissène Habré dafa amoon beneen taxawaay maanaam dafa demoon ba Sénégalais yi miin ko ba mu nekk seen biir wakaam la nekk nit ñi xam ko muy julleen ak ñoom et cetera loolu créé benn lien boo xam ni xëy na sax ba ñu taxawee ci pression yi amoon ci Union européenne il faut le dire ak Union africaine ngir ñu àtte ko amoon na ay aussi ay résistance wala ñu ko doon jàppale donc procès bi nekkoon procès boo xam ni nekk une première ci wàllu àtte mooy les chambres africaines yooyu nga xam dañ ko créé woon et c'était ad hoc pour juger Hissène Habré fii Sénégal ñi nga xam ne dañ doon dox wàllu droit de l'homme tamit amoon ci taxawaay bu ñu amoon mu nekk loo xam ni day wane ni kon Union africaine am na avance yu mu defoon wàll boobu mais li ci am solo mooy bi nga xamee ni dugg na ci kaso bi am na ay baat yu jóg fii ak fële ñii ni dañ ko war a yërëm ndax atam ndax santeem ñii ni non moom it dafa am fu mu jaaroon ak ay victimes dëgg la ku ne xam na répression bi amoon Tchad ku ne xam na ne am na ay victimes yoo xam ni ba léegi kenn indemnisé leen loolu mu nekkoon lu compliqué lu ñu naan maanaam une patate chaude dans les mains des autorités sénégalaises ba fan yi mujj ba li xew am pression yu jógoon nañ ko bàyyi mu dem ci këram ndax feebar bi ndax atam ba far li am mujj am waaye Hissène Habré dimension boobu soo ko xoolee ci wàllu Afrique ak aussi ci wàllu li muy jëmmal ci ñi nga xam dañ daan yor réew boole ci nooteel wala loo xam tamit ay la yëwen sàmmoontul ak yelleef doomu aadama dafa nekk aussi ku am dimension parce que Tchad réew moom bokk réew mu am solo la. soo xoolee taxawaayam tey bi fa Idriss Déby jógee interrogation yu bëri commencé na ci wàllu maanaam nan la Sahel bi jëmee et cetera donc tamit mu nekk réew mu complexe xëy nañ ci ñëwaat nga xam ni jiitu ko yombul du rek ay principe républicain wala yenn principe yi nga xam ni ci wàllu démocratie wàllu consultation mais dafa am ay réalités yoo xam ne ci wàllu xeet wàllu ethnie yoo xam ni dafa am pesanteur bu am solo ci Tchad ak nu muy doxalee politique am. waaw Hissène Habré kon nu ko waxee controverse am na ñu naan moom guerrier la woon dafa xeex libyens yi pour ñu bañ a jël Ban Daouzou nee nañu sax Hissène Habré moom mooy premier bi signé benn contrat affaire du pétrole Tchad ak société américaine waaye am na ñeneen ñu naan tamit yorin bu mu yore réew mi yorin bu bon la woon parce que ñu ma lay bari nañu am na ñu wax ay 40 000 morts ñuy naan loolu amul mu am controverse bu rëy. am na sax ay témoignages yoo xamante ne ay sénégalais bu mu mosoon jàpp foofu teg naa ko te ci rajo international mu ngi naan naka la ñu souffrir ci prison bi bu ñu ci duggee prison bi xamante ñaari nit mu war a nekk ay juróom benn ñoo fi nekk boo fa génn yenn sax da ngay lafañ na sax ci ay côté cadavre sax nga doon tëdd loolu naka la ñu mën a jàngatee loolu ñenn ñi naan guerrier la woon ñenn ñi naan raykat la woon. guerrier kenn du ko werante parce que xam nga culture Tchad pour nga comprendre ko mooy ci yeneen réew Afrique mel ni Sénégal wala yeneen réew yi nit ki day bëgg
ci famille am ingénieur am docteur ci Tchad li fierté famille mooy mu am un guerrier un militaire donc soldat tchadien ci seen culture aussi moo tax ñu leen di utiliser lu bëri ci wàllu xeexum terrorisme comme ni ñu ko gisee ci Mali xëy nañ ci ñëwaat mooy tchadien du daw au combat donc loolu cette culture guerrière dafa yàgg ci ñoom te boo xoolee jëlinu nguur yi am yépp da ngay gis toujours pouvoir bu nekk N'Djamena ginnaaw gi nga gis benn rébellion bu jógee soit Libye wala Soudan wala feneen dox dugg ci biir N'Djamena nangu nguur gi comme ni ñu ko gisee fan yee passé bi laata Idriss Déby di génn àdduna donc guerrier gi am na parce que Tchad ku dul guerrier doo ko jiite parce que ñoom wàllu xeex dafa nekk loo xam ci seen culture la bi ma mujjee N'Djamena dafa am ku ma ni fii ci N'Djamena famille bu nekk xam na fan la suul ay armam ay kalachnikov am ku ma ni ci benn gëstukat ni ma fii ci N'Djamena armes yi ñoo ëpp doomu aadama yi fi yeewoo donc dëkk la boo xam ni dañu am culture boobu ci wàllu xeex ci wàllu lépp lu jëm ci wàllu arme ak yooyu donc seen après loolu dëgg la waaye tyran bi aussi dëgg la parce que tamit kenn mënul occulter ñi nga xam ni ay famille lañu yoo xam ni ñàkk nañ seen wayjur ñi ñàkk nañ seen doom ci ay conditions yoo xam ni nekkul woon conditions yi gën ci yi nga xam moo sàmmoo ak ay yelleef doomu aadama loolu kenn mënu ko nier tey donc nag dafa nekk une personnalité boo xam hybride ñii di ko tagg maanaam ci wàllu njàmbaareem ak ni mu taxawal ci réewam ci bande Daouzu bi ak ni nga ko waxee ñii di ko xarab ci wàllu li nga xam noonu la doxaloon réewam ci ñàkk sàmmonte ak yelleef doomu aadama yi ak notaange gi mu nekkoon koo xam ni kon dafa une personnalité partagée fii ci Sénégal tamit c'est partagé soo gisee ñi nga xam ni ñoo nekkoon ci wàllu ak yelleefu doomu aadama nit ñu activé woon ci wàllu procès bi nañ ko atte et cetera ak ay pression occidentale bien entendu ak Union européenne ak li nga xam moo ci aju ak ñi nga xam ne ñoo dëkkoon ak moom ak même nitu tarixa yi am na ñu duggoon ci procès boobu maanaam ngir aar seen abré parce que nekkoon na ku sociable nekkoon na seen dëkkandoo donc personnalité la boo xam ni dafa hybride ci dundam mais aussi ginnaaw bu mu génn àdduna ci dundam ci taxawaayam ci wàllu réewam ak ci wàllu kaaraange ak ni mu ak ci nguur gi mais aussi ci wetu ñi nga xam ni ñoo ko doon xarab ngir ñi mu doon quand même xaw a sonale ñenn ci askanam mais aussi ginnaaw bu mu dëddoo aussi ñi nga xam ni ñoo koy jugé ci histoire boobu ak ñi nga xam ni ñoo koy jugé ci ni deeyoon bi demee ci wàllu ni mu nekkoon prison génn fa tuuti rek génn àdduna ñi ni mën nañ ko bàyyi avant ñi ni mag la woon ñi ni xëy na yërgu yaramam comme ni ko soxnaam doon waxee mënoon na tax ñu am yërmande ci moom donc personnalité la boo xam ni ci dundam dafa diviser opinion bi waaye tamit bi mu génn àdduna dafa diviser l'opinion. waaw chambre africaine yi bi ñu ko jugé pare am na ñu bëri ñu jóg tamit naan justice internationale bi président africain rek lay traqué ndaxte ci àdduna bi am na ñeneen xam ne def nañ ñaawteef bu mel noonu bu ko ëpp sax xëy na du leen traqué ci mbirum Afghanistan bi ñu xool léegi soldats américains yi kenn ñeme loon jugé ndaxte Amérique signé wul traité de Rome. Irak dëgg la am na même bu weesoo chambre africaine am na CPI bi ñuy wax ku mel ni Ariel Sharon ak ñaawteef yi mu def Israël mais déggoo ko fa boo xëy na wax nañ ci mbiru Radovan Karadzic wala ak li xewoon Kosovo ak feneen mais bariwul ñu fay jugé ñi nga xam ni dañoo nekk ci yeneen réew yi nga xam dañu am doole loolu tamit dëgg la chambre africaine nekkoon loo xam ni xëy na c'était pour montrer que ñoom mun nañu am africains yi def seen cours et cetera mais loolu tamit lu jar a bàyyi xel la mais dama yaakaar ni loolu pression la boo xam ni am na njariñ quand même ci yenn chef d'état yi nga xam ni quand même bu ñu xasee ba nekk ci nguur. ils sont tentés lu nekk ñu def ko kenn du leen àtte du mujj fenn donc yaakaar naa ne am na benn dissuasion bu muy def mais tamit jar nañu xalaataat xëy na chambre africaine c'était une bonne démarche au début ñu àtte ko fii ci Afrique benn chambre africaine ku ne donte africains yi comme d'habitude ci wàllu sécurité la ñuy wax rek mais bu demee ba ci pandaw ga européens yi ñooy jóg ci procès boobu aussi xam ngeen ni ñi ko financé du africains yi ñoo ko financé eux-mêmes. Human Rights Watch. waaw donc loolu lu jar a bàyyi xel la xëy na ci côté boobu aussi mooy redevabilité boobu tamit ak africain boo xam nekk ci nguur xam ni ëllëg boo fi jógee dinañ la àtte loolu lu am solo la mais tamit balee comme ni ko waxee dafa mel ni tribunaux yooyu africains yi lay gën a àtte et cetera waaye tamit mënut justifier nga nekk ci nguur def la neex di noot nit ñi di jël ay faat ay bakkan te du mujj fenn. li motul at Idriss Déby nekkoon président bi dee ci front bu ñu ko waxee
ñu ne nañ dañ ko rey. kenn xamagul enquête amagul ba ñu xam réellement ce qui s'est passé. moom tamit Hissène Habré nekkoon ancien président génn àdduna. te Idriss Déby bii moo ko defoon coup d'état te Déby nekkoon chef d'état-major am te neewoon na moom Déby bu procès Habré am dana ñëw témoigner après mu génn ci. ban impact lay loolu di am ci Tchad. xam nga Tchad comme ni ma ko waxee sànq tant que intégré wu le fait que le Tchadien c'est un guerrier de manière générale xeex toujours moo fay joxe nguur boo xoolee depuis bi Tombal Baye demee depuis Hissène Habré nga gis aussi ni Idriss Déby tamit jeexale nguuram nga xam toujours rapport de force am mais am leneen lu ci laxasu mooy wàllu xeet ak waaso Idriss Déby mi ngi bokk ci xeet bu ñu naan Zagawa. Zagawa ñoom yàgg nañ atte fële Tchad ci nguur gi ba fa Idriss Déby nekkee ba léegi ñoom ñoo fa nekk taxawal fa seen nguur am ñu lëkkalool aussi ñoo xam ñoo dëgëral nguur googu ci wàllu l'armée ak leneen Hissène Habré tobu la tobu xeet la boo xam ni naam am na ci Tchad waaye tamit ñu nga ca Libye bul fàtte tamit conflit bi nekk foofu xëy na sax am na ñu bëri naan rébellion bi nga xam ni moo jógoon ngir faagaagal nguuru Idriss Déby dafa jógoon fële ca Libye door a egsi fële ca Tchad donc cette rivalité ethnique boobu maanaam li nga xam moo fa am ci wàllu xeet ak wutale xeet dafa am solo trop foofu ci kii ba gis nga bi Idriss Déby nekk ci nguur gi ci wàllu douane ci wàllu administration ci wàllu l'armée xeetam ñoo fa nekk ca cappaandaw ak sax doomam mooy Mahamat nga xam moom moo ko mujj donn mais tey xam nga rivalité yi am ci biir famille bi tey ku ne xam na ni Tchad awagul yoonu réussir transition bi donte ñu fa nekk ci l'armée bi am ñu leen jàppale comme France wala ñeneen waaye yaakaar naa ni Tchad tey ëllëgam leeragul ba pare nag ñu teg ci Habré dañu woon xëy na moom ak ñi nga xam ne ñoo nekk ginnaawam mun nañu indi dara ci transition bi wala ci consultation nationale wala dialogue bi nga xam moo am foofu ci Tchad donc mu nekk dig-digal bu am solo ci wàllu histoire Tchad ci taxawaayu ki nga xam ni mooy Mahamad Idriss Déby ak ñi ko jàppale ci ethnie Zagawa nga xam ni aussi am nañ ay mbokk Soudan xam nga soxna Idriss Déby daanaka defe naa ñu ni ma nga Khartoum wala feneen mais tamit nga gis li ko wër mooy xeex bi nga xam ni moo am Libye te bis bu Tchad amee problème boo xam ni dina ko gën a yëngal te am na ko xëy na dinañ dëkk ci soldats yi nga xam ni jóge nañu ci 3 frontières delluwaat mais ku ne xam na ni Tchad dafa nekkoon li nga xam ni moom lañ naan un verrou maanaam dafa mel ni buntu bu tëj conflit yu bëri bis bu Tchad ndërmeloo dinañ li am xam xew Libye day daal di ñëw ba laal yeneen réew yi mais aussi Centrafrique ku ne xam na la fa xew donc Tchad nekk verrou ak Soudan verrou boo xam ni verrou bu am solo ci wàllu stabilité donc tey bu fekkee lii am na te situation interne bi au Tchad kenn réglé ko wàllu ndàmpaay yi ñu doon wax tamit kenn réglé problème boobu mu nekk ci xeet boo xam ne mooy tobu nga xam ne wuute na trop wala am na ay contentieux ak xeetu ki nga xam mooy Mahamad Idriss Déby nekk doomu Idriss Déby mooy ñi nga xam ni ñooy Zagawaay kon xëy na Tchad yaakaar naa génnagul ci guuta gi nga xam ci la nekkoon ci wàllu politique mais aussi ci wàllu sécuritaire. waaw parce que amoon na ay baat yu jógoon Tchad bu Idriss Déby dee doom ji jël ñun dañuy mettre en place commission nationale de dialogue national. dañu ne woon mënuñu dialoguer si dialogue national bi te boolewuñ ci ñoom Hissène Habré am na ñu doon laaj sax est-ce que Hissène Habré warul loon delluwaat Tchad ci loolu am na voix ko doon réclamer est-ce que loolu mun am impact si dialogue national bi ñuy waaj a defal Tchad parce que bi nga ko waxee Tchad verrou la te Tchad tey. sànq wax nañ ko am na militaire yu mu doon yóbbu ci Afrique pour xeex djihadistes yi temps yi passé récupéré nañu plus de 600 soldats ci ñetti frontières yi loolu est-ce que fi am prévision de tension interne moo tax ñu indiwaat leen tension interne dëgg la te ku nekk Tchad ci bi ngay jël nguur gi am na foo basé wu ci wàllu armée toujours rapport de force bi li koy déterminer mooy nombre d'hommes yi nga xam moo ngay contrôler dans cette armée tchadienne nga xam ne seen armée boo xam ni armée aguerrie te tey rapport de force yi ci biir famille yu Idriss Déby lui-même ki nga xam mooy Mahamad ak yeneen frère am yi tey am na jiixi jaaxa bu am est-ce que daf leen woowaat ngir renforcer taxawaayam ak ndëgërlaayam ci wàllu armée bi wala daf leen woo aussi parce que am na ay pression ku ne xam na ni Tchad ci moom
la France di gën a basé wu depuis opération Serval même ci Barkhane bi wala yeneen ak tey bi nga xam ne nee nañ dañuy jëm ci force bi ñu naan mooy force Takuba nekk ci dig-digal boobu nga xam ni moom lañ naan ñetti frontière yi tàqale Mali Niger ak Burkina France tamit ni day wàññi opération Barkhane pour jëm ci repositionnement bu te ku ne xam na ni soo xoolee li xew Afghanistan tey France dina gën a wéet ci xare boobu ndax li mu yaakaaroon mooy force Takuba boobu nga xam ni moom dina fa indi 3000 hommes yeneen européens yi ñëw ku gis réaction Allemagne ku gis réaction yeneen pays européens yi ak li nga xam moo xam Afghanistan kon France mënul basé wu ci partenaires européens donc Tchad maillon bu essentiel la woon donc est-ce que tamit laaj bi nga xam ni samp na est-ce que Mahammed Idriss Déby ak ni mu toogee ci nguur gi mun na jël benn décision bu jëm ci côté boobu te amul avalu Paris wala déggoowu ko ak Emmanuel Macron mu nekk loo xam ni kon Tchad dafa am positionnement bu am solo ci côté boobu bu fekkee nag am na positionnement boobu te ci wàllu kaaraange ak ci wàllu stabilité politique demewul noonu day indi beneen problème beneen question bi ñuy laaj est-ce que Mahammed Idriss Déby dafa woo soldats yooyu parce que dafa leen soxla aussi ji beneen front bi bul fàtte ni Tchad si nga boo nekkee biir N'Djamena même soo xoolee base man dem naa fa ci base militaire bi nga xam ni fa la force multinationale nekk da ngay taxaw ni jàkkaarloog dëkk bi ñu naan Kousséri benn dex moo ko taxale ak Cameroun moom dafa bokk ci environnement boo xam ne bassin de lac Tchad moom muy Tchad muy Niger muy Cameroun ak Nigéria ñu bokk ci force multinationale bokk ci commission du bassin de lac Tchad nga xam tey Boko Haram ma nga fa donc Tchad donte mi ngi ci front boo xam ni dafa nekk ci xeex jihadistes yi fële ci Mali ak ci ñetti frontières yi waaye am na menaces yoo xam tamit tey ji taxaw na ku ne gis na l'état islamique dans la province d'Afrique de l'Ouest nga xam ne mooy beneen façon Boko Haram bi doon wujjee ak Boko Haram bi nga xam ne moom la Aboubacar Shekau jiite woon tey ku ne gis na seen taxawaay ñu ngi sampat police boo xam ni c'est une police de l'état islamique ñu ngi sampat seen arme ñu ngi gën a def ay enlèvement donc Tchad nekk ci pression boobu politiquement mu nekk ci wàllu transition boo xam ni demagul noonu ñuy wax wàllu dialogue national deuxièmement mu nekk tamit réew mu engagé ci xeex jihadistes yi fële Libye féete ko ci kaw mu dend ak Soudan mu dend aussi ak Centrafrique ba pare am front boo xam ne mooy front Boko Haram donc Tchad yaakaar naan tey am na ku naan sax naan sécurité bien ordonnée commence par chez soi-même donc Tchad soldats yooyu soxla na ko waaye tamit lan moo laxasu ci biir ba mu décision boobu ñu jël ko est-ce que tamit du fan yee li ñu dégg ni G5 Sahel dem nañu bay signer accord militaire ak Turquie te ku ne xam na diggante Turquie ak France neexawul est-ce que du pression Paris wala wane seen bopp aussi loolu lépp ay laaj yoo xam ne samp na tey ci lu jëm ci xeex wàllum terrorisme mais aussi lu jëm ci avenir u Tchad. waaw soldats yooyu ñu jëlee foofu te ñu doon xeex jihadistes yi ñu xam ne Sénégal dafa am frontière ak Mali ñu xam ne temps yëpp am nay affaire yu ndaw ñu dégg ci biir frontière bi maanaam camionneurs yi sénégalais yi temps yële passé waxoon nañu dafa may genre ne nañu attaque ay bande armée ñe nañu ne ay wayu ñoo koy def ak yooyu est-ce que loolu yëpp laal Sénégal ban taxawaay la war a gis ban analyse la war a def ci loolu. gis nga yàgg naa di wax ni frontière u Mali du problème Mali kese problème mu réew yi dend ak moom ñëpp la ci loolu am na ay signaux yu am yoo xam ni yu jara bàyyi xel la bis bu Mali demoon tey ba ndërmeelu Sénégal du mucc ci conséquences yooyu beneen bi mooy tey ce couloir là économique bi nga xam ni moo jógee Sénégal dugg Mali mooy région de Kaay boobu nga xam ne laal na côté Kaay côté Kidira ba ci même Mauritanie côté Adel Bagrou ak ak gox yu demee noonu dafa nekk benn point vital damay wax maliens yi man leen gis nga foofu bis bu amee problème non seulement amoon ngeen crise sécuritaire crise politique mais da nga am crise humanitaire parce que li alimenté Mali ci port Ndakaaru lay jógee jaar foofu donc ñaari réew la yoo xam ni dañu war a ànd liggéey xëy na am lu ñu développé lu ñu tuddee ko patrouille mixte tey jii européens yi dugal nañ seen loxo gis nga li ñu naan tuddee le Garci Sahel côté boobu mais yaakaar naa ni ñaari réew yi dafa jot ñu gën a waxtaan mais tamit problème mooy Mali ñu ngi ci transition militaire transition politique boo xam ni kenn xamul fu muy donc réew mu mel noonu soo dendee ak moom da ngay jël say disposition dëgg la
jàngat bi ñu amaloon fan yee passé ci wàllu Kédougou ak yooyu am na lu mu wane ci zone boobu ci circulation arme ci circulation yi nga xam ne mooy orpaillage or bi nga xam ma nga fa ku ne xam na aussi dafa nekk ci yenn produits yoo xam ne surtout li ñu tuddee temps yi am na gëstukat boo xam ne ci wàllu douane la benn colonel douane Amadou Tidiane Cissé génne ouvrage bu am solo tuddee ko la fin des frontières day wane ni am na tey ay produits yu ñu tuddee les produits à double usage mooy lu mel ni li ñuy génnee or bi. yenn produits yu doon fàttali naa nu ñu koy waxee. mercure ak yooyu mercure. mën nañu ko utiliser pour génne or mën nañu ko utiliser aussi pour defar bombe. donc yooyu yëpp dafa jar a bàyyi xel. donc yaakaar naa ne tey jot na suñu réew te xam naa ñu ngi ci normalement parce que poste avancé bi à Kidira am na mais dafa am réflexion bu gën a am solo réflexion bi mooy gis nga Afghanistan wane na ni terrorisme du ngànnaay rek moo koy xeex nord du Mali wane na ni. terrorisme du ngànnaay ak soldat rek moo koy xeex. est-ce que jihadiste nañu egsi wala du ñu egg Sénégal kooku question la boo xam ne wax ju yàqu la li mat a xalaat mooy est-ce que buñ fi egsee dinañ fi am soutien maanaam li may tuddee couveuse locale amul benn réew boo xam ne dañ fay dugg am fa succès ci wàllu militaire bu fekk lu ñu fekk am ñoo xam ne dañu ànd ak ñoom ànd googu ak ñoom ak ñàkk ànd ci lan lay dépendre. mooy région yooyu ñu gën fa investir. maanaam lu def développement. ñu def fa développement. frontière bi Kédougou. Bakel ñu investir fa lu bari. xëy na am lu ñu njëkk tudde ko PUDC ñu tudde ko Puma wala yooyu mais il faut population bi ñooñu sentir li may tudde ni xam nga dafa am lu ñu naan la soumission des corps ak lu ñu tudde la conquête des cœurs bataille boobu la ñu war a gagner la bataille de la conquête des cœurs sénégalais bu dëkk foofu xam ni sénégalais la Sénégal état bi bàyyi na ko xel am na ndox am na électricité am na école. ba xolam ak appartenance nationale am jaral ko mu défendre réewam bañ a ànd ak Samba Boy yooyu lu tax taliban yi dem jël tout de suite Kaboul romb Kandahar romb c'est que terrain bi pare woon na ci bu yàgg ci seen culture pashtun boobu mais aussi li nga xam ne mooy corruption ba fa amoon mal gouvernance parce que dañu dax taliban yi il y a 20 ans ñu indi benn nguur Hamid Karzai ñëw fa ni mu doxalee corruption mal gouvernance ñu indi Ghani mu demee noonu mais gars yi ni mais nañ essayé taliban yi parce que taliban yi ñoom au moins neen ci diina lañ ko samp et cetera loolu moo jar a bàyyi xel mooy bis bu état amee échec ci wàllu gouvernance ci wàllu corruption ba nit ñi amatuñu crédibilité bu ñuy jox état boobu dafa am yeneen force yoo xam ne ci loolu la ñuy jaar ci wàllu populisme parce que ñoom it mënuñu régler benn problème. jaar ci populisme jaar ci yenn discours yoo xam ne bu ñu egsee ñoom it ñooyam te du nekk loo xam ne day baax ci kaaraange réew. waaw sànq ñëwaat nga si benn aspect mooy produit di jàll ci frontière bi ñu bëri dañoo constaté frontière ba Bakel Kédougou Kidira moto Jakarta yi dafa commencé bari foofu te ñu ne jihadistes yi yooyu mooy les moyens les plus faciles yu ñu déplacé wu. xam nga dafa am benn relation. intrinsèque ak ci wàllu infrastructure gis nga fu am tali fu am infrastructure ñu jëmmal fa état ci wàllu police ci wàllu genre duñ fa jege mais bu ñu gisee lu fa xam ne ay piste la wala yooyu rek dañuy parce que guerre asymétrique mooy bu yàgg soo masaan taxawal guerre da ngay am ñaari armée yu taxaw armée bi taxaw armée bee ñu am victoire wala défaite léegi suñu armée yi dañuy xeex ak ñu bees ñooñu yenn saa yi noon bi ngay xeexal amul front bi mooy mën a nekk fépp mën na ñëw exploser école mën na ñëw exploser benn gendarmerie amul aussi armée boo xam ni armée régulière la maanaam lu ñu tuddee guerre asymétrique xamoo fan lay jógee noon bi ngay xeexal xamoo fu mu nekk wala xëy na gisoo ko wala mi ngi sa biir mi ngi añoo na yow mi ngi reerandoo ak yow loolu nag su amee li nga war a taxawal dëgg mooy fexe ba ci ñaari côté mooy côté dooleel wàllu armée mais aussi dooleel wàllu prévention comme ni ma ne ko sànq prévention bi dafay jar kilifa diine yi dugal seen kàddu ñi nga xam ñooy kilifa aada yi way politique yi mais aussi ñëpp dugal seen kàddu ci wàllu éducation à la paix ci wàllu lépp loo xam ni day indi prévention mais tamit mu fekk état bi nga xam ni moom la population yi yaakaar mu am teewaay xam dañu naan absence de l'état yenn saa yi dama naan est-ce que absence de l'état fépp la valable ban état moo absent l'état répressif nga xam ne mooy douanier bi nga xam mooy contrôler marchandises yi gendarme nekk frontière kooku il est très présent mais l'état protecteur état biy joxe ndox état biy joxe emploi état biy joxe yaakaar état biy faj état boobu moo absent yenn saa yi donc loolu lu jar a bàyyi xel la ci politique yi nga xam moom la ñuy développé ci affaire PUDC wala Puma wala yeneen yu jëm ci loolu mais gën a bàyyi xel ni
li gën a am solo tey du laaj est-ce que dinañ egsi wala du ñu egsi mooy est-ce que bu ñu egsee dina fekk xol yi nga xam ni mooy xolu citoyen yi nekk foofu est-ce que xol yooyu dafa jëm ci seen appartenance nationale ci seen défendre seen réew wala am na lu tax ñu mën a ànd ak ñooñu loolu mooy la grande problématique bi nga xam moom la war a poser tey. mais am na beneen question de fond bu ñu war a poser ci loolu. est-ce que jotul état yi récupérer seen sécurité bañ ko di ko jéggaani. ku la abali ay gët fu ko neex ngay xool bi nga xamee ni crise bi am na ci Mali rapidement ku ne gis na CEDEAO waax Union africaine cependant que dañu dem ni amuñu lu ñu défendre kii ñu dem def résolution 2085 ñu def mandat Serval France ñëw te France xam nga ñu bëri naan France moo ñëw et cetera mais France Mali moo ko donc président malien moom moo woo France donc mooy li nga xam ne rek mooy amuñu les moyens de notre sécurité dem délégué ko kenn du délégué sécurité tey loolu moo indi li nga xam tey su France bougé wul dafa mel ni dara du bougé dans la sous-région malgré le vent de nationalisme bi ngay dégg et cetera loolu mooy mutualisation des moyens militaires ku mel ni Cheikh Tidiane Gadio yàgg na ko wax. mutualiser indi ku nekk indi li nga am Sénégal indi expertise am ci wàllu militaire Nigéria indi li mu am Maroc Algérie et cetera donc loolu tant que defuñu ko dañuy dépendre de l'extérieur nga délégué sa sécurité mooy nga délégué sa souveraineté te boo amul souveraineté moo nekk ko état boo xam ni état viable nga ñi nga xam ni ñooy puissance occidentale wala ñi nga xam ni ñoo yor sa carré tey ku ne la ñu signé accord gisoo G5 Sahel signé ak Turquie Iran non pas Turquie mais Turquie Union européenne ku nekk ku jóg rek indi sa xaalis indi sa agenda ñu dugg ci agenda boobu bu ko defee ñun amuñu moyen moo tax amuñu agenda te boo mu amul agenda mënu am prospective te li nga xam mooy prospective ak prévention mooy la nga xam ne mooy jëmmal xeex surtout lu mel ni terrorisme nga xam ni xeex ko du yomb ci wàllu la armée classique rek mais ne xeex boo xam ni li koy jëmmal ci wàllu prévention ci wàllu aussi intervention mais aussi wàllu prospective boo xam ni xëy na loolu bis bu egg ci benn réew moom mën a am taxawaay bi nga xam moo war ba sàmm kaaraangeem sàmm askanam. Bakary Samb maa ngi lay gërëm di la sant ma fàttali auditeurs et téléspectateurs yi waaye directeur Tombouctou Institute da ngay gestu ci mbirum sécurité mbirum géopolitique ak gestion yaakaar naa ne état africain bu fekkee ne dañoo bëgg déglu xam-xam Afrique endogène yu fi nekk yéen la ñu war a déglu parce que yéen a xam réew yi yéen a xam nit ñi yéen a xam xol nit ñi ñu bàyyi tout le temps di jël suñu maanaam réflexion di ko jox tubaab yi am na alors qu'il y a des Sénégalais et des Africains qui sont là yu mën a liggéey loolu am solo la. parce que ñu lay gërëm di la féliciter aussi ci liggéey bu rafet bi ngay def ci mbaaram ci gestu bi parce que am na solo loolu parce que souveraineté aussi sur la réflexion dafa am importance ci Afrique di la gërëm di leen sant ñaanal bëccëg jàmm ak salaam